am na benn artiste boo xam ni ñu koy wax Wally Seck xam ngeen ni fan yi def na benn sortie pour wax ni dañu ko singli dañu ko nangam donc dana jël benn pool d'avocats ba topp ay nit ak peut-être sax yenn sites yi yenn benn certaine presse. léegi nag ñun kenn ci ñun pour le moment jotagul na muy Makhtar Sarr donc citation directe bi mi ngi nii jot na ko tey jii. alors citation directe bi dañ cee wax ni moom dañ koy tuumaal complicité de diffamation mooy nit ku sosal nit sos yi ñu wax ko ñaar, benn bi mooy dafa wax ni kooku góor jigéen la te loolu moom fooguma loolu amul. beneen bi ci des mooy dafa wax ni dafay dooleel dafay jàppale góor jigéen ñi li ñuy wax promotion dafay jàppale dafay fësal dafay jàppale góor jigéen ñi la promotion. alors loolu man li ma ciy wax mooy d'abord Wally Seck benn yoon, Wally Seck ñaari yoon, Wally Seck ñetti yoon. man jàppuma ni benn sénégalais yéene na lu bon benn sénégalais yaakaaruma ko. nit nag dana juum, nit dana def lu ne, mën naa juum, mën naa ndax yàlla ko bind ci lu mel noonu. waaye d'abord les questions pertinentes yi nga xam ne moom la ñu waroon a poser mooy Sénégal ñaata artistes ñoo fi nekk. xaw ma ko de wax dëgg yàlla, mais yaakaar naa ni ku leen doon lim mat nañ 100 wala ñu ëpp ko. mais léegi lan moo waral moom dong lañ ci tudd di tudd mbirum góor jigéen? question boobu bëgg naa nit ñi xalaat ci te tontu ci muy benn. ñaareel bi yow Wally Seck sa baay Thione Seck yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko, kenn mësu koo tudd mbirum góor jigéen wala boog fàttaliku moo ko man. Laye Bamba Mboup ma nga xam ni moo ko teete ci wàllu woy kenn mësu koo tudd ko ci tudd ci ab lu sew wala lu ñaaw, man de mosuma ko dégg. réew mii ñi fi jaar ñëpp ci ay woykat, ñii def musique traditionnelle, ñii def musique moderne, ñii def nu ñu tuddati sax mbalax, ñii def musique yu yeneen yi ci des, moo xam salsa la, moo xam hip hop la, moo xam yi ci des. man daal moom dong lañ ci seet muy benn sëb ci mboolem artistes yi nekk Sénégal donc yow lañ ciy tudd mbirum góor jigéen. lan moo ko waral? bu dee notoriété, bu dee am succès, Youssou Ndour musuma dégg ku ko gam-gamle ak mbirum góor jigéen. te pourtant àdduna foo tourné nit ñi xam nañ ko ci li muy def. Ismaïla Lo jaloore ju nekk def na ko ci musique, dama ni kenn mësu koo tudd promotion mbirum góor jigéen. dama ni ba ci ñeneen ñi nga xam ni sax am nañu disque d'or dégguma kenn kuñ ci tudd mbirum góor jigéen. lan moo tax yow rek la ñuy tudd ci mbirum góor jigéen? c'est la question que les gens devraient se poser. yemul ci loolu, dama ni jaloore bu dee excellence ji li ngay def nga man ko, bari na fi ñoo xam ni ci domaine boobu ci wàllu culture maanaam fu ne àgg nañ fa. respect bu ne nit ñi jox nañ leen ko ci àdduna ci fànn googu ñu def ñi xam loolu, waaye kenn mësu leen a tudd ci lu doyadi wala lu ñaaw. pourquoi yow rek la ñuy tudd? yow Wally Seck pourquoi yow rek la ñuy tudd? yow yaa fi gàddu saagub jigéen, yaa fi sol ab dësu xawma la, yaa fi sol yérey góor jigéen ñu wax nga naan dañ ma ko jox xawma ko woon nangam. te li gën a grave ci mois de juin ak juillet ci nga koy def. mois de juin ñëpp xam nañu mooy le mois des fiertés, mooy weer wi góor jigéen ñi tànnal seen bopp ngir ni ci lañ war a siggi, ndax siggi nañ. un certain 17 mai lañ leen retiré woon ci feebar yi, juin moo ci topp fi mu ne ñu tànn weer woowu di ci màggal seen i màggal ñoom góor jigéen ñi di ko def sax ba ci début de juillet. seul njaaxum yi ngay def yëpp yaa ngi koy def ci tànn ci waxtu yi.
alors ba noppi nga ni da nga ko def te kenn du ko wax loolu mu tege fan. lii t-shirt bii yaa ko sol ci sa concert bi nga ko solee ba noppi góor jigéen yu Sénégal ñoo la njëkk a ndokkeel ni le Sénégal célèbre le Pride 2019 à sa manière lors de la victoire à la CAN 2019 contre l'Ouganda. Tous les moyens sont bons pour se faire entendre. lii góor jigéen yu Sénégal ñoo ko bind ci seen Twitter te pourtant weddi woo ko ñoom ñoo ni yow yaa leen njëkk a amalal gay pride muy fête gi góor jigéen ñi di am góor jigéen yu Sénégal ñoo ko def mi ngi nii le 5 juillet lañ ko def 2019. alors góor jigéen yi nekk stop homophobia officiel gis nga ñoom dañ wax ni félicitations à toute la communauté LGBT+ sénégalaise et à l'artiste Wally Seck pour son engagement et son courage en dépit des injures et menaces qu'il continue de recevoir pour avoir arboré un t-shirt arc-en-ciel en soutien. Nous sommes à vos côtés, vous pourrez toujours compter sur nous. gis nga di góor jigéen yu Europe ñoom ñoo ko def di ndokkeel Wally Seck ci jàppale gu mu leen di jàppale. kon yow buñ doon dañ lay jiiñ ak ndëmbit fekkuñu la sax ngay seeñu yeeli gone yeeli mag mu màggat ngay nekk di signé seeñu ko seeñu yeeli ndeyam seeñu yeelu bàyyi. kon loolu ku ko def buñ la jiinatee ak dëmm yaa ko teg sa bopp. man nag Ababacar Mboup maa ngi xaar sama citation directe dama ne yow Wally Seck yaa ngi def promotion ngóor jigéen ci Sénégal te du tey nga ko tàmbali yàgg nga ko def. man nag duma xaar sama citation directe man wax ma rek fi ma koy jëlsee man naa koy jël si sama bopp man. te it maa ngi woo Sénégalais yi yëpp it ñu def même déclaration bi mu porté ñu plainte ñun ñëpp. yow moomoo nit ñi. ensuite bu mu waxee am ñenn ñoo xam ni dañuy bëgg a divertir nit ñi quoi lii parenthèse rek la dama ciy jaar damay jàll parce que moom taxu ñoo jóg ñun suñu débat suñu combat dafa transcender ay personnes. mais moom man li ma yéene sama bopp laa ko yéene bëgg lu ma ko fi mu nekk nii coono ci bàmmeel bëgg lu ma ko merum yàlla jamais alali àdduna jël ko. boo waxee ñu naan ay am succès boo amee succès ñun lu suñu yoon ñun ñoo ngi dund dundalu ñu kon moom ma ngay dund ñun ñoo ngi dund suñu dund bopp. kon kay li ñu ko mën a yéene ñun jàmm kese la te jàmm xam nañ ni bokk na ci li ko koy may mooy ak dundam éternel ndax nit kem ku mën a doon boo demee ba sa bàyyi nekkatu fi rek war ngaa xam ne yow fi mu ne yaa ci war a sës. ñoo ngi koy ñaanal mu gudd fan lool nag waaye na def très attention moom moo war a revoir sa copie. moom moo war a revoir sa copie. alors bu fekkente ni kon moom yii yëpp def na ko ba noppi nag ni kedd ko tudd na Sénégalais yi wax loolu moom mi ngi def promotion góor jigéen ñun nag foofu lañ yem mi ngi jàppale góor jigéen yi bu baax sax ci ay actes yu muy posé yoo xam ni lii ma leen ci wan bokk na ci te lii may wax ni góor jigéen yi association góor jigéen yi ñoo ko wax ñoo wax ni Wally Seck mi ngi leen di jàppale. alors am na ñoo xam ne nag ay soutien lañu dañuy wax ni doomu jaamur la reykatu nit bi sax nit a ko jur sàcc yi nit a leen jur ay nit ñoo xam ne dañ leen a yaakaaroon ba dénk leen am réew ñu war réew ma jaay leen dem jaay leen France mais ñooñu nit leen jur am nañ ay mbokk kooku du argument. beneen bi ci des dafay def lu baax mais def lu baax wala ñu laa laaj nit ki looy def lu baax sa alal fu mu jógee d'abord ba pare. def lu baax loolu Pablo Escobar ndax daawul def lu baax tabax cité jël ay nit dëkkal leen ca di leen dundal loolu ndax lu baax la am de pourtant te ci drogue la doon liggéey ak xaalisu drogue ak di rey nit est-ce que kon foofu rek doy na comme argument wala boog am nañ mbokk mi fii mbaam yi sax am nañu mbokk ndax ndey mbaam bàyyi mbaam la ginaar yi am nañu mbokk xar yi ami mbokk kon fii koo fi mën a jël ci réew mi am na mbokk kon mbir mi du lool mbir mi mooy yii muy def na ko ba moom moomul réew mi
gone la il a tout l'avenir devant lui na góorgóorlu ci li muy def ci focus te gëm boppam jéem a roy ci baayam taxaw ngir fépp fu nit ñi yegg war na fa mën a yegg ci secteur boobu mu nekk mais pas de manière subtile di dugal yëf yi nga xam ne sénégalais yi bëgguñu ko tey bëgguñu ko loolu ça ne passera pas loolu na leer nañ man nag wax naa leen sama citation directe man soxlul nga ma ko indil ci huissier yow fu ngeen wax leen ma jour bi ngeen ko kii man maa ngi ñëw dellusi ko sama bopp man te maa ngi xaar sama boss aussi vraiment sama citation directe parce que Wally Seck moom mi ngi def promotion ngóor jigéen ci Sénégal ma répété waat ko Wally Seck mi ngi def promotion ngóor jigéen ci Sénégal alors c'est ça yow tu n'es pas le seul artiste au Sénégal il y a des artistes beaucoup plus calés que toi accédé nañ fi mu nekk nii ci ay sommité kenn mësu leen a tudd ci mbiru góor jigéen parce que defuñu ko waxuñu ko te nit ñi aussi duñ toll ñun lu ñuy mën di wax suñu tarayu bàmmeel lañ ciy jiral ñun waxuñu pour suñu poche waxuñu pour suñu biir kuy wax nga sa poche ak sa biir waxuma ko nit ñi yegg nag ci naan yeneen di dugg ci yeneen détails ñooñu moom vraiment ñun du amuñu lu ñuy wax ak ñoom ndax ànd sàmm jikko yi bi mu jógee ba léegi gouvernement bi dafa jóg ak ñetti stratégie en D muy divertir diviser et discréditer léegi nag dañ ci bëgg a yóbbu en fait beneen D muy 4e D bi mooy diaboliser ñaan way ku jikkoo dama juri sa doom ñu jikkoo bi nangam ak nangam ak nangam parce que ces gens là dafa mel ni dañuy fàtte ni bis penc ba dina ñëw yeneen yi li taxoon ñu yónni woon leen loolu la mooy defar ay jikko ñun sàmm lañu wax dañ fi fekk un existant boo xam ne dañ ko war a sàmm te nit ñi ku ciy waxit na nga bàyyi xel sa borom na nga bàyyi xel bis bi ngay njëkk a tëdd laloo sa ndeyjoor bi nga tëdd ci bàmmeel kenn du la ci fekk c'est très important ku mu neex nag lu la neex wax ñun détails yooyu géré wuñ ko mais man daal en tout cas personnellement maa ngi xaar sama citation directe mu war a jóge ci Wally Seck maa ngi koy xaar vraiment te yàkkamti naa ko trop aussi